jërëjëfati oustaz Maodo Faye tënku xabaar yi amatina solo na muy amee solo saa su ne bu ma delloo nuyu la bëgg la ziar la amati mbégte lool su ma janook yow na nga def ak noo def ci suba si. maa ngi lay ziar na ma def maa ngi nii taxaw di wax ak yow. yaa ngi nii taxaw di wax ak man bi laay walaay kon waruma la sax laaj ay na nga def. parce que dama sama olof tamit foog nga may naka jubbanti. waaw damaa xam ni que man maa ngi taxaw di wax ak yow nga naan ma vraiment ma naan noo def. maa ngi fi rek il faut qu'on revoie aussi mon kii. non c'est que wolof bi moo dëng rek. xam nga yow da ngay jël càmmoñ def ci ndeyjoor alors que bu ngeen di wax français rek ngeen wax ko ci français bi. quand même voilà doy na war de. doy na war tey gisuma fi ay bañ a coppati de fan yii yëpp damay gis ne Sister Maria buy def Sud Matin mais Sister Maria quand même elle vous amène beaucoup de bañ a coppati le matin. momentanément parce que bu ma wax toujours parce que su ma waxee toujours elle ne le fait pas tous les jours. non du tout parce que su ma waxee toujours kon Ndioufène yi ak ñi sant seen. non mais dans ce cas je vais sévir parce qu'elle doit le faire tous les matins. Elle doit vous ramener du beignet. waaw loolu moom bon beignet. ah oui loolu doon na baax parce que suba gi parfois xam nga booy doog a yeewu. waaw 6 heures du matin fii la lay fekk. yaa ngi ci journaux yi yaa ngi xool ba xam nooy xoolee titres yi c'est compliqué. kon beignet dana ca baax. waaw dana ci baax léeg-léeg. am na solo maa ngi lay ziar di la bëggee dama am nag sa ñaari yóbbante. benn yóbbante bi mu nga jëm ci benn député. waaw xam ne du ma ko tudd wante daal nee na ma yóbbante la ne fan yi ñu weesu ci antenne bi da nga fi dóoroon naka la ñuy waxee dóor sur la table kaas wax ak député yi di laajte ndax Sénégal sax am na assemblée nationale. parce que bu ñu tollee ci jamono boo xam ne inondation mën day am te dégguñu ci député yi du dëgg du yoon. loolu yaa ko fi kaasoon semaine bii ñu génn. waaw député bi nee ma waxal ñu oustaz Maodo Faye message am dégg nañu ko te on a réagi. waaw très bien loolu ñun xam nga rajo dafa am rôle boo xam ne alerté am rôle éducatif. am tamit rôle d'informer. n'est-ce pas information am na d'accord mais en informant on éduque. n'est-ce pas waaw léegi nag réaction am na on attend action. voilà parce que am nga réaction. waaw baax na lool nga ne woowee dégg nañ oustaz Maodo Faye la mu wax effectivement il faut que l'Assemblée nationale se bouge et cetera mais maintenant action. waaw action xam nga te it li ñuy def ñu boole ci fit. ñu boole ci fit te buñ gisee dëgg gi buñ ko ragal a wax. waaw xam nga man li sama fikra nu ñu ko waxee ci nit. sama conscience li ma mën a lu mu mën a dugal sama bopp bi. mu wóor na ni yow lii boo ko waxee mu defaru. xam nga ko de. waaye fi nga bokk tax na mënoo ko wax. xam nga loolu tam. te yow ki la fi teg. moom yow dan la élire maanaam da nga dem. ñu ne dañuy wote gox-goxaat yi de. maag Nicolas ñu def suñu coalition dem. ñi nga Pikine ñi nga Géejawaay. bu ngeen ma falee nangam kaddu askan wi nangam. ñu fab ay carte jox la nga toog. ñëw nag léegi di jàppale ki nekk ci bopp réew mi. yow boo amee jom. waroo xool sax ki nekk ci bopp réew mi da ngay xool askan wi nekk sa gannaaw te joxoon la seen i carte. dëgg loolu. loolooy dëgg loolu am na solo kon député yi ngeen déggee ko noonu. heureusement que vous avez réagi on attend encore une fois action concrète. beneen yóbbante bi dafa jëm ci ñooñee ñu dippee soppey Maodo macha allah ni ñu takkoo nee nañ dañu kontaan ci yow lool. nee nañ bu ñu amoon nu def sax daanaka dinañ ñëw ba ci rajo bi. ndax démb waxtaan gi nga waxtaan ci maam Dabaax. dafa leen touché bu baax a baax. walaay ndeysaan macha allah donc soppey maam Maodo yëpp. nee nañ ma daal waxal ñu Maodo Malick Faye kontaan nañ ci moom bu baax a baax kon Maodo Malick Faye yóbbante waa soppey Maodo mu ngoog. waaw xam nga Alaaji Abdou Aziz Dabakh man kët nag wax dëgg yàlla su ma ci mënta wax nag. ñu laajaat ma ko. ndax nag koo xam ne kii da ngaa bokk ci moom. bokk ci moom ci mbokk bokk ci moom ci tarixa bi ba noppi nag ñu duppee la way juróom wu góor. ma tudd Sidi Hadji Malick bokk ci tarixa bi. dëgg yàlla nag day kooku lu ma ci wax rek doyul. te li ma bàyyi. ci Alaaji Abdou moo ëpp fuuf. dañoo xay. Alaaji Abdou kenn da ko mën a waxtaan ci benn bis. maanaam li ma bàyyi. ci moom loolu waral démb ma ne la bu ma fi amoon dogal ci rajo bi. dama lay jox chaque jour. benn 2 heures de temps. nga indil ma benn thématique ci maam Maodo déggoo ma de. bu baax ci maam Dabakh. xam nga Dabakh. xam nga démb sax doon naa ko bëgg a wax. chaque jour. Dabakh acte bu mu posé ci kaw suuf maanaam Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh tànk bu mu teg ci kaw suuf acte bu mu posé ci kaw suuf rek. boo amee xam-xam mën ngaa indi aaya ba ci alxuraan. bilaay walaay. mosul la def lu dëppoowul ak sunna. loolu nag Alaaji Malick la ko nuru. ndeysaan Alaaji Malick dafa doon wax naan. bu fi kenn ñëw te indiwaale fu sunna yonent. bilaay walaay waaw. ndax moom. dafa fexe ba. fu yonent bi tegoon tànkam rek. kott yoll Sidi Hadji Malick loolu la jàngal ay taalibeem. moo tax rëyul. réewul wonewul boppam. te it li mu bind boo ko xoolee da ngay xam ne Maodo mii. maanaam xam nga Alaaji Abdou. takk ndeeru Sidi Hadji Malick.
radiyallahu taala anhu wala boog sax radiyallahu taala anhuma ndax ñoom ñaar ñooñu kenn ku ci nekk symboliser nga loo xam ne li mën naa defarum réew xanaa xamuloon ni Alaaji Abdu réew mu ne réew moomu wërta giim wërta biime est-ce que wërta am kenn ku fa ñàkk ndax xol bi ko yàlla joxoon muy mu naataangal ko ci biir àddina bi yëpp wërngal kàpp loolu xol boobu la yàlla bëgg jullit yi am ko est-ce que moom yàlla dénk ko ndeysaan xam nga dama mas a def benn étude parallélitique ci xalaat diggante taxawaayu Serigne Saliou Mbacké ak maam Alaaji Abdou Aziz Dabakh man maa toog di ci xalaat nii ma gis ñoom ñaar ni ñu bëree yërmande te loolu nit ñi duñ ko sédduwul est-ce que xam nga Serigne Saliou Mbacké yàlla def na ci moom xol boo xam ni bii ñi ko xamoon te jege ko ak même sax boo mënee boo amee tuuti yow ak kewute rek nga xam ne kii est-ce que xol bi mu yore woon xolu doomu aadama la ndax woyof moom Baye Saliou Mbacké dafa am ko ma sa nettali ci xel kom ne ma loolu sama yaram da doon daw sax dafa dem moom Serigne Saliou de di waaxu ndànk dugg ci jëm ci daara ji noonu bu daan ñëw nii nag xale yi dañ koy kar mooy moom du bëgg kenn ku arrêté kenn jàpp ci daara ji xam nga noonu mu woyofe rek sëgg léegi nag bi muy dugg ci buntu daara ji nag mu fekk aw nag woo xam ne bi ndeysaan daa tëdd noonu waaye xam naa ci tànk bi ñàkkul lu ci ne ba xam naa ni loroon nag ba nag wa toog noonu sëñ Saliou nag bi ñu ñëw ci nag mu koy xool ba mu yàgg muy jooy muy xool waaw rango ñi di tuuru mu ne waaye jàpp leen ko waaye ngeen fexe nu ngeen ko faje est-ce que mais xoolal koo xam ne kii ba ci bàyyi ma yi xam nga bu doon sama maas gi di jël waa nag wi lu ko dal nangam waaw kii est-ce que duñ ko jële fii wala ngeen rek mais moom ci yërmande xam ne nag wi ak lu mën am bàyyi ma yi ay mbindeefu yàlla lañ rangooñ yi di tuuru pour nan la ñuy def ba dindi métit wi ci nag wi est-ce que seetal loolu Mame Alaaji Abdou Aziz aussi wax naa fii démb ne xolam yegg na ci woyof gu toll ne man su ma yàlla doon yóbbu safara na ko feesal ba kenn du fa xaj. est-ce que waaye seetal lii rek. ak yeneen ak yeneen. moo xam ni mën naa cee yendoo wax wallaahi moo tax yàlla xaare leen àjjana ci firdawsi. amiin parce que nag kenn ku nekk li nga nàmp rek ngay tàqamti ko. te gis nga yàlla du juum. déedéet ay na lillaahi xawmun yàlla neen dama am samay nit. te ñooñu bu ñu bëggee rek ma bëgg. wallaahi moo tax tooñ nitu yàlla baaxul. déedéet waaw am na ñoo xam ni bu ne allahuma rek yàlla nangu. wallaahi yàlla defal ñu sutura. allahumma amiin am na solo oustaz Maodo maa ngi lay dellu di sant bu baax di la gërëm ak di dellu di sant di gërëm waa soppey Maodo. ci loolee nga xam ne rafetlu nañu ko ci sa liggéey bi may mujjee nag mooy nuyu kookee ñu naan Alioune Badara Thiam sunu jargon ñu naan aka Akon ok Akon borom Akon City dama koy nuyu bu baax a baax jokkoo nañ ci téléphone xam naa ne ñàkkul ci fan yi di ñëw rek da ngeen ko dégg ci émission bi la ndax fii mooy émission ndaanaan yi. bu ko defee moom itam ñu koy féliciter ak di ko encourager parce que voilà ku am projet yoo xam ne dafay jëmale sa réew kanam rawatina bu fekkee ne da nga liggéey ba àgg benn niveau bi c'est tout simplement très très important de t'encourager par rapport à ce que tu fais donc Akon on te salue de là où tu es et on te souhaite plein succès dans ce projet merci beaucoup lu ñuy def oustaz parce que taw mi fii jot a jaar. non taw bi. ok waaye taw mi kenn moo tax ma ne déema rectifier ci samay olof. ok donc taw bi fi jot a jaar. fan yi weesu ba ci démb sax bu weesoo ñi nga xam ne dañuy impacté ak mbënd bi muy def ak yu di mel. bu ñu fàtte ne aussi ndox mi xéwal la n'est-ce pas. bu ñu topp rek kii effectivement dañuy dellu di massawu ak di ñaan autorités yi saa su ne. ñuy def le maximum pour que nawet bi bu ñëwee ñi ci impacté quand même bu fekkee sax mënta ñàkk mu bañ a bëri loolu lañ leen di ñaan wante it ñu bañ a fàtte xéewal yi nga xam ne ndox mi da koy indaale ci yooyee xeetu xéewal nag dama la bëggoon yóbbu Ziguinchor ñu dem fekk ji fa sunu ndaw di Ignace Ndeye nettali ñu taw yi ca Ziguinchor ak xéewal yi mu indaale Ignace Ndeye ca Ziguinchor bismillah. ndox mi bëri na fi ren ba tax na indi na mbégte ci wàllu béykat yi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor ndox bu bëri bi sax am na impact yu baax ci wàllu mbéy mi rawatina ci culture yi naka la ko kii di directeur régional développement rural DRDR bu Ziguinchor daal di xamle Casimir Sambou moom miy delluwaat ci évolution culture yi fii ci diwaan bi. mboq bi moom lu bari mu ngi ci marché bi déjà mu ngi ñor même chose pour dugub bi moom mu ngi commencé mu ngi màgg bu baax a baax boo gisee gerte bi aussi mu ngi commencé ñor ñebbe bi aussi mu commencé ñor ceebu plateau bi moom mu ngi
mu ngi commencé gën a màgg utiliser variété xaatim bi ñoom gerte boobu commencé na focc commencé na meññ bu baax a baax léegi ceeb riz de bas-fond maanaam faro yoo xam ne yi nekk suuf ci am ndox ñoom ñu bëri dañu leen jëmbat léegi li ñu jëmbat muy jàpp. tey jii jàpp nañu ne poste pluviométrique yëpp daal di excédentaire ñoom ñëpp daal di dépassé lu ëpp 1500 millimètres wàllu ndoxu taw depuis nawet bi bu mu tàmbalee naka noonu Ziguinchor jot naa dajale ba tey jii 1675 millimètres 1825 la ñu nemmeeku ca Niassia. Ziguinchor jot naa dajale ba tey jii 1675 millimètres 1825 la ñu nemmeeku ca Niassia. ca Bignona poste pluviométrique bu nekk ca Thionck-Essyl moom jot naa am lu toll ci 1767 millimètres wàllu ndoxu taw. département Oussouye nag nekk na département bi nga xamante ni fii la taw bi gën a wàcc fii ci diwaan bi ginnaaw 1820 millimètres yu ñu nemmeeku ca Oussouye 1720 millimètres ci Cap Skirring di nawet bu baax nawet bu naat bi nga xamante ni jot naa chargé napp yi ba tax na ñi di yëngu ci wàllu mbéy fii ci diwaanu Ziguinchor ñu ngi njort ni dinañu am production bu baax ba ci déwén sax ñu mën a am li ni mel. di nga gis ni campagne 2021 mango bi dinañ am mango yu gën a baax gën a production mango yi dina gën a baax production anacarde day gën a baax yenn production yëpp agrumes ak yooyu ak li ñu naan ne produits forestiers lu mel ni madd dool lu mel ni ditax yooyu yëpp donc palmier à huile ren nañu am normalement production bu gën a kawe parce que c'est des cultures yoo xam ne ci dépendent sont tributaires de la pluviométrie noo gën a bëri ndox alors mu gën a produire. ak nawet bu baax ak taw bu bëri bu wàcc ren fii ci diwaanu Ziguinchor mi ngi xaar ay récolte yu baax naka la ko technicien yi di yëngu ci wàllu mbéy mi daal di xamle. Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. jërëjëf Ignace Ndeye sunu ndaw la nu toogal foofu ci diwaanu Ziguinchor donc Ziguinchor mu ngi noonu oustaz na nga ko déggee béykat yi au sud du Sénégal ñu ngi rafetlu ñoom ndox mi ak xéwal gi mu àndal ne prévision yi ñu gis daal mooy 2021 daal macha allah mbéy bi normalement war nañ mën a xaar lu bëri ci lu baax. waa xam nga suñu borom subhanahu wa taala su wàccee ndox. yërmandee tax. ndax dañu am nawet am noor am yeneen réew yoo xam ne dañuy seen taw day gudd lool te bu tawee da ngay gis yàlla ni muy soppee jamono bi tabiya bi verdure bi day ñëw gàncax gi bari te waxoon na tamit ne su ngeen baree lu ngeen di wax astaghfirullah loolu alquran la jéggalu leen seen borom la yàlla waxoon. su ko defee dinaa leen indil naataange. dinaa leen indil ay mitraar mooy ay taw yu baree bari wa yumditum bi amwaalin ma yumditkum bi amwaalin maanaam ma jàppandal leen ay alal ak i doom bu ko defee loolu penc mi mën a nekk loo xam ne lii lu yéwén lay doon ndox moomu nag ñaare bu yàqee rek yàlla moom daf dul tàggu kenn ndox sax daanaka du yàq dañ koo tooñ waaye moom du yàq dara day def nga ne ndox ci boppam dañ koo tooñ rek waaye moom du yàq kat waaw fa mu doon jaar la ñu bloqué quand même waaw mu ngi mel ne ñun la kaay jaar ci mbedd mi pour nga dem ci fee ñu sakk ko soo ñëwee da ngay puus dem rek wala nga topp bu yàggee la nga tooyal mu daanu nga jàll te tamit nature bi xam nga maanaam suuf si ni ko yàlla bindee ak garab yi nit da ko déréglé nit moo déréglé système bi xam nga yàlla lu mu def rek système la ay rythme la nawet noor lu tàng lu sedd asamaan suuf garab reen yi racine nangam léegi nag rythme boobu nature bi di demee l'intervention de l'homme a tout déréglé voilà doy na war sa bàyyi de waxoon na nañu bàyyi nature bi ni ko yàlla sàkke oui mais justement loolu wax na ko sax sa bàyyi wéy na loolu oui parce que nee na yàlla wax na ci téereem bu sell bi di le Coran ne seetlu na ne yàq-yàq yu baree ci kaw suuf ak corruption bi ak yu demee noonu du kenn ku dul nit waaw mosu koo gis genn gaynde gu jékki-jékki ne tey man damaa toog yàgg sama tenue bi xaaral ma changé ko léegi nekk gaynde gu bula mosu koo gis doo ko gis ci àddina ça tamit loolu bu amoon dina grave trop. waaw parce que jékki-jékki rek gay na ne bon écoute finalement je change de tenue quoi. oui parce que da ngay sol chemise boo liggéey nga sol yére waaw boo liggéey nga changé parce que l'homme dafay changer en fonction de son milieu di dem n'est-ce pas alors que muus moom muus rek la waaw muus de muus couleur am rek waaw couleur rek waaw mosoo koo gis muus ba mu yàgg ma ne xaar ma ñëw marron tuuti boo liggéey ma weexaat non loolu mënu ko waaye gay na tamit bu doon changer couleur ça c'est grave rek waaw bu jékki-jékki daan ne bon gay ne neen léegi dañoo réñoo léegi dañuy bleu xam nga loolu nit mooy dëkk loolu di wax loolu cela veut dire en d'autres termes que yàlla moom fam bàyyi woon la mu bindoon buñ ko bàyyeeg noonu day dem moom la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy radiyallahu rahmatullahi alayhi di wax naan léegi pataas yi sax safatuñu pataas déggal loolu waaw pomme de terre yi nañ meloon melatuñ ko carottes yi nañ meloon melatuñ ko léegi yeneen saf la mu daan saf xobu laurier sax la mu daan safatu ko oui parce que dañu changer l'ordre normal des choses waaw
fab ay engrais def ci fab ay produits chimiques def ci léegi batañse bu daan wex sax boo ko lekkee du ko sax yëg déggal loolu ndoxu kese lay doon parce que on a tout dañu yàq yàlla daan ne nag léegi saxaral façade waaw yàlla daan ne léegi nag la ngeen doon def mangoog nag lekk leen ko nag la ngeen doon yàq saxaral façade waaw ci kaw suuf si ak ci géej gi maanaam ci jéeri ji ak ci géej gi bi maa kasabat ay diinaas mooy avec l'intervention de l'homme la main de l'homme a tout gâté léegi nag yàq googu nu yàq nag moo tax tey jii boo demee boo dugg Dakar ci zone des Niayes léegi nga xam ne mbayu dërmee fi nekkoon léegi ay tabaxi kese la léegi waaye Nicolas mas ngaa gis kuy jënd kër di bëgg suuf ba fekk ci buntu armeel yi nga jënd ko di jënd kër ba sës ci armeel yi ba sës ci armeel ya waaw cey loolu te pourtant ku nekk am nga kër xanaa xamoon Nicolas yow am nga ñaari kër ci Sénégal di waaw muy ban ak ban mooy sa kër ak bàmmeel déggal loolu yëpp génnul réew mi di déggal loolu oustaz kër la rek oui c'est un lieu de repos kon ku ne am nga fa nga dëkk waaw ak kër goo xam ne waaw tôt ou tard da nga fa dem yi dëkki fa koo gis mu judd am na ñaari kër déggal loolu mooy pax ma lay xaar kooku moom c'est un terrain acquis et gratuitement nag ak tey nag day xaar rek non c'est gratuit boobu moom ñëpp a cay mas a fanaan bilaay walaay moo tax waxoon naa la fii borom xam-xam balam waxoon waaw nee na werante wi jaru ko bilaay ku bëgg xam nu yàlla mel bàyyil ba fanaan ci bàmmeel quand même waaw ku fanaan ci bàmmeel nga parce que xanaa xamul ne ñun bu ñu tëddee ba guddi néeg bi ñuy wër noonu noo nga ci bàmmeel la seule différence mooy dañu am oxygène rek waaw oui mais li la wër lépp quatre côtés yëpp fermé wu nga tëj bunt bi kon kay yaa ngi ci kaso léegi nag boo xëyee yow jóge ci lal bi fudd génn dem ci atmosphère bi noyyi fekk na ci bàmmeel nga jóge léegi nag jarul maa la gën lii yaa ma dàq jaamu yàlla na nga déedéet mais gis nga Nicolas booy réfléchir la première nuit dans le tombeau c'est compliqué jërëjëf te oustaz c'est très compliqué en effet ku ci ne léegi dañ lay bàyyil sa xel ak sa xalaat sa conscience nga réfléchir ci nga ne la première nuit dans le tombeau oustaz ñu dem ci WhatsApp bi ayca bu ngeen bëggee bokk ci bile émission jokkoo ak Nicolas wala Maodo Faye mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro WhatsApp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53. asalaamaaleykum wa rahmatullah may ziar sang bi Nicolas maa lay ziar di ziar imam Maodo di leen ziar bu baax te Nicolas dama fi amoon benn laaj boo xamante ni bëggoon naa ko laaj oustaz jëm ci wàllu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci histoire bi nga xamante ne rayoon nañu ñaari sëtam yëpp muy Ousseynou ak Hassan ma dégg nag ñu ne boobu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo jeex ci kaw suuf dañoo jeex maanaam ba il paraît que sax ñoom Yazid ibn Muawiya di ko feete dama ko bëgg a laaj ndax damay gis ay nit ñu ne ñoom ay shérif lañ ay sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ te muy lu dëggu ma doon laaj histoire boobu may dégg soit man la leerul bu baax wala sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu xeetu yonent bi jeexuñu woon loolu daal laa bëgguma ci gindi di leen ziar di yàlla di ñaanal oustaz Maodo di la ñaanal yow Nicolas ba ñaanal xam-xam bi wér te yàgg ci kàttanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf waay mbokk mi ñu ngi naan amin ndax oustaz Maodo jàngaloon na ma ne ñaan du doy kon mbokk mi ñu ngi ko sant bu baax ci ñaan yooyee mu ñu yónnee dégg nga laaj bi oustaz bu baax a baax xam nga xeetu yonent bi képp ku gëm li yàlla joxoon yonent bi rek ci xeetam nga bokk ci première définition bi maanaam première atte bi mooy képp koo xam li kii gëm nga bi ma an sallallahu ala muhammadin li yàlla wàccee ci kaw muhammad nga gëm ko topp ca ci xeetu yonent bi nga bokk ndax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas kon foofu moom nañ ko teg nee muy bi nga xam ne du côté deret su dee nag ci wàllu deret Sénégal gi ñu baree bari sax bu ñuy lim seeni maam dañuy dem ba ci sayyidatuna Fatima doom la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ joxoon Aliyu ibnu Abi Talib karamallahu wajhahu mu am ca Ousseynou ak Hassan ak ñeneen ñoom xaasim ak yu demee noonu la alors ci usra boobu nag am na ñuy wax naan ay shurafa mooy shérif yi mais shurafa aussi dafa laaj déggin gis nga képp koo xam ne kii gëm nga yàlla teg sa tànk ci siratal mustaqim jubal tey sellal ci mën nañ laa boole ci shurafa yi mooy ko sell rek ko teel léegi nag ci wàllu deret nag effectivement am na ñoo xam ne ay shérif lañ
moo tax usra boobu du jeex mukk ci àddina mën nga leen a réere nag doo leen xam boo demee am na koo xam ne kii mi ngi bokk ak yonent bi te xamu ko mais mën naa nag seetu yonent bi la parce que dafa yàgg dafay ay silsila la yuy dem gis nga Seydina Cheikh Ahmad Tidiane ak Chérif al Fatimi yi daanaka ñaar fukki maam ak lu tuuti moo dox digganteem ak yonent bi léegi kooku booy topp moom da ngay demaat ba ci Sayyidatuna Fatima boo demee ci Abdul Qadir Jeylaani kooku ponkalu nitu yàlla kooku da ngay dema ba mu nga àgg ci moom même xam naa ku mel na Sam Bousso sax war na maa déglu ci lii même Bousso sëñ Sam même Bousso bi am nañ ay maamu Chérif ñoo wallaay duñ ko weddi ñi sant Bousso nag laa xanaa boo mbàkke yi déggee tey coow dana jib coow du jib oustaz waaw mais loolu dafa am ci ay usra yu bari loolu nag du jeex mën nga koo réeree nag yow mais xeetu yonent bi du mas a jóge ci kaw suuf bu dee ci wàllu deret wax naa léegi surafa yi ni ñu dikkee ñi sëtoo ci Sayyidatuna Fatima yëpp ba léegi am na ci ñoo xam ne ñi ngi ci kaw suuf am na ci ñoo xam ne ñi ngi nekk Jordanie est-ce que parce que les vrais héritiers de Seydina Mohamed ñi ngi Jordanie ak diggante Palestine héritier dëgg yi waaw ñu nga ca Jordanie mais pas ñu nekk Makka ñi nekk fii royaume boobu noonu ñooñu ay politique ak anglais yi rek leen fa teg donc loolu il faut ñu bàyyi ko xel loolu mi ngi am ba léegi lii tamit mi ngi am ba léegi très bien oustaz kon loolu leer na oustaz nag yow ci digg bi ngay jaar oustaz ñu dem ci ñaareel bi ci WhatsApp aywa salaamaaleykum wa rahmatullahi Nicolas maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di topp seen émission bi bu baax a baax nag bon dama doon laajte ku woor boo jëlee pompe asthme yi quoi boo jëlee pompe asthme yi nga pompe ko xam nga pompe bi saaru air la quoi nga pompe ko asthme bi wàcc nga continuer sa koor boobu da nga ko war a fay wala waroo ko fay nga laajal ma ko Pape Maodo Faye maa ngi leen di gërëm di leen sant nag di topp seen émission bi chaque jour nag mbokk mi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm wante oustaz tamit mbokk mi war na noo yóbbu waat kii weeru koor tamit man dama non bi ma déggee ku woor dama tiit non mais xëy na xam comme nit ñi dañoo bari xëy na question bi ci koor gi la woon wala mu nekk ñii nga xam ne peut-être dañuy woor ñaari yoon ci semaine bi am naa fi mbokk boo xam ne moom def naa altine ak jeudi du noonu da koy woor mën na am loolee la non bu dee boo amul ndax parce que boobu moom du farata waaw boobu du c'est pas une obligation tamit encourager leen rek mais je les encourage mais c'est bien parce que même les médecins ils recommandent ça quand même waaw mais d'accord man xam nga ànd naa yow ci loolu waaye coono boobu bu fekkee wéru ba ko comme du farata kay yaa ngi jaar ci digg bi man dëgg rek laa yow comme du farata kay weeru koor daal laa xam ne mën nañu koo lijjanti moom léegi bu dee weeru koor parce que moom daf ñu bëgg a yóbbuwaat apparemment ci weeru koor nga woor ba pare ngay nekk di yor pompe def na asthmatique la wax xam nga koor dafa am lu ñu wax ne moo koy yàq mooy bëccëg bi boo fi lekkee wala nga naan fi day yàq koor loolu defe naa leen ñaar duñ ci werante léegi borom usul ñi nga xam ne ñooy jàngale fiqh dañu wax ne kullama wasala ila jawf am na sax ñu wax ala maanaam lépp loo xam ne li wàcc na ci biir bi day yàq koor lépp loo xam ne li wàcc na ci biir bi ci biiru nit ki waaw kullama wasala ila jawf léegi nag su fekkente ne pompe gaz boobu dafa am ay toqi ndox xam nga man sa bët mën na ko bañ a gis mais am na toqi ndox yu tuuti yu ci nekk kon day yàq koor gi ndax la ñu wax ne lépp loo xam li wàcc na ci sa jawf mooy sa biir ci bëccëg bi loolu day dagg sa koor kon loolu mën nañ ko boole ci li yàq koor ndax bu fekkee day dugg ci biir organisme bi te xam nga loolu bu ñuy pompé noonu mu nekk air noonu yow yaa gis sa bët moo defee ne air la mais am na ay feppi ndox yu ne ci biir am na ay tuuti yu ci médecins yi def yoo xam ne mu ngi maanaam du ngelawu kese te comme ñuy jàngale fiqh dañ ne lépp loo xam ne lii wasala wàcc na ila jaw fu jëm ci sa biir ci bëccëgu koor day yàq koor kon loolu bokk na ci li nga xam ne dafay yàq koor am na solo kon mbokk mi tontu baa ngoog ci laaj bi ñu dem ci ñetteel ba ca WhatsApp. asalaamaaleykum wa rahmatullah Sud FM ñu ngi nuyoo bu baax Nicolas ñu leen nuyu bu baax di nuyu Oustaz Maodo leen jaajëfal ci émission bi macha allah rafet na mais man damay ñëw rapidement sama question muy Oustaz Maodo dama déggoon ci émission bi ngeen defoon le 1er septembre 2020 bi nii yow ak Nicolas am ku la ci posé une question ci wàllu tatouage ma dégg am nañ ko répondre man répondre bi dafa desee leer man ci sama bopp daal parce que mosuma dee gis comme ci Oustaz Maodo buy wax mu ne man ci ni ma ko xalaatee maanaam baatu man ni ma ko xalaatee moom mosuma dégg Oustaz Maodo daan ko waxee parce que d'habitude dama doon dégg buy wax lu bëri doon référé ci ay texte mais boobu dama dégg mu ne pour man ci man tatouage nangam mais man dama jàpp ne tatouage ak fuddan daal en tout cas di jaajëfal tamit Nicolas ci ni mu doon relancer question bi tamit ni mu ko relancer tamit am na solo en tout cas daal lu ma bëggoon daal Oustaz Maodo bu gën ñu cee dikkalaatal gën ñoo leeral lan mooy différence li tax fuddan dagan ak li tax tatouage haram parce que moom ni mu waxee mu ne fuddan ci garab la jógee mais tatouage est-ce que bu ñu ko toppee ba ci biir tamit moom it bu jógee ci origine am est-ce que du doon garab la tamit loolu tamit mën na nekk xam nga
beneen bi ci des mooy kii laa koy posé Nicolas moom boog jar na ci ay rajo yu bëree ma koy laaj rajo yi mu jot a jaar ak Sud FM bi mu nekk nii lan la ñu mën a wax ci Sud FM tey jii ginnaaw bi ñu fi defee ay at lan la ñu mën a wax ci rajo bi ak lan moo fi gën a impressionné quoi maa ngi jégalu bu baax. jërëjëf mbokk mi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm oustaz kon laaj gi bi benn mbokk laajoon fii fan yële ñu weesu jëm ci tatouage ak mais tey ci oustaz yi nga bokk am na bu la concerné waaw am na bu ma concerné bu doy war sax mais ñu ñëw ci tatouage yi amul d'abord yow da nga nee woon ne fuddan daal accepté nañu ko waaye tatouage accepté wuñu ko moom nee na est-ce que bu ñu xooloon ba ci biir gis ne tatouage ci boppam ci garab la jógee moom itam duñ ko accepté non xam nga déggin bi moo xawuta leer ci boppam waaye li ma waxoon leer na nañ ñi dama ne même bu jógul woon ci garab ni ñuy defee fuddan mën nañ ko accepter mais tatouage moom dafa araam. waaw dafa araam mot la xan parce que waxuma sax produit bi mais lépp loo xam ne dafay def taxayuraat dafay indi ay coppeeku ci sa organisme. ci sa yaram. xam nga am na ñoo xam ne am na tubaab yoo xam ne dañuy tatoué ba bu la romee da ngay defee ni sax dañoo xaw a bële wala ñu ñuul. ndax fépp li ñuy defar. fii ci kanam ci mbagg mi xam nga. def ci te léeg-léeg sax dañ ciy def ay symbole te l'islam bëggul symbole. symbole mooy luy représenter dara. am na ñoo xam ne dañuy def tatouage def ci ay xeetu bàyyuma. wala ñu def ci ay bopp nag. wala ñu def ci ay croix wala ay nangam yooyu yëpp l'islam daganul ab julit di ko def ci aw yaram. comme am na ñu koy def bind ci seen i doom. seen turu doom seen i doom bind seen turu papa ak yaay. loolu it am na waaw lu mu mën a doon laa la wax kay. pour symboliser ne duñu leen mës a fàtte. waaw loolu mais loolu nag la l'islam di bañ. ki nga dul fàtte bàyyi ko sa xol te di ko ñaanal. d'accord waaw parce que yàlla buggul mu bind A defar ko A bu rafet. nga ne A bi kat jekkoon na waaye bu ma ci yokkoon tuuti nii lay gën a nice. nga ne léegi moom tamit souligné na ko. waaw léegi nag wante léegi. fuddan bi ngay wax ne moom accepté nañu ko. waaw wante léegi fuddan bi ay kii la tamit ay naka lañ koy waxee da ngay gis ay fuddan ay fleur par exemple ay dessin la ay kii. waaw mais xam nga naka lañu mën a accepté loolu ba pare bañ la rek. mais bokkul néew na ku dem fuddan gannaawam la plupart 99% ci jigéen ñi fuddanu li ci ëpp. seen ay wey ak seen loxo la yem. d'accord léegi da nga ma bëgg a wax ne kon tatouage bu yemoon ci paume bi rek. déedéet. non defal ndànk xam nga tatouage. ñaare dafay dem am ñi koy def dafa am benn fikra bu nekk ci ñoom. da nga yaakaar nit ñi dañu kii tatoué nañ ko laaj lu tax ngay tatoué ba pare. l'objectif. alors que jigéen ji nga xam ne dafa fuddan loxoom xam nga fuddan. même am na sax ay histoire yu ñu ci nettali garab la goo xam ne gii nangam ak nangam. mais loolu beneen histoire la. mais li yàlla daganal. même bu fekkoonte ne tey dafa nekk garab wala mu bañ a nekk garab. lépp loo xam ne da nga koy taqal ci sa aw yaram pour wutal ko symbole sa yaram laa wax de. ci góor loolu dafa l'islam da koy rejeté. su dee jigéen nag xam nga tey ma jox la benn exemple boo demee di aj màkka góor ak jigéen am na lu ñu may jigéen te mayuñu ko góor. ci bu dee da ngay def ifraat wala yu demee noonu. jigéen am na parfois ñu may ko yenn saa yi mu soppi armalam am yu mu def ak yu demee noonu te bu dee góor duñ ko may. ci yenn jàngalin yi. kon dafa am lu ñu may jigéen mu fuddanu am l'islam da koy rafetlu. mais mayuñu gis nga pour nga xam ne dafa araam. jigéen mayuñu ko mu def tatouage. nga ne jigéen mayuñu ko mu def tatouage. déedéet. maanaam parce que ñun suñu ni ñu déggee tatouage. waaw nga fekk xale bu jigéen mu tatoué fii ci ndodd mi. waaw bind ci dara wala fii. def ko ci ndodd moo xam ci ndodd bi. waaw wala ci tànk ci yéen yi. moo xam ci tànk bi wala ci loxo bi. waaw wala fu mu ci mënta doon daal. ci yaram bu defee tatouage bi rek l'islam du ko reconnaître. mukk bokkul ak nag ki nga xam ne dafa dem fuddan ay loxoom ndax tur yi sax bokkuñu léegi yow fuddan ci boppam pour nga def ci tatouage ndax dana mën def ci yow lu mat 15 jours ci produit bi nga utiliser alors que tatouage am na ci yoo xam ne presque c'est ineffaçable. sax tamit li ngay wax kii xaw na nga baal ma mais xaw na compliqué de. mais c'est pas compliqué. Ça dépend de l'entendement xam nga dama laa bëgg a wax ne la. bëgg a wax ne la matière bi amu ci solo. li am solo mooy fi ngay def sa ay tatouage yooyu la l'islam reconnaître te léegi tamit ak objectif bi également dañ ko war a xam. donc bu fekkee ne fi ngay def ak objectif bi reconnaître ruñ ko donc forcément tatouage mën nañu ko reconnaître bu fekkoon ne par exemple objectif bi ak fa nga koy def dafa soppeeku par exemple admettons. mais admettons où ça fekk si fuddan par exemple place su fuddan. waaw mais ça dépend ci li nga cay def xam nga man bu fekkee ki tatouage kay bu defee fuddan kay kon tatouage amatu fi njëriñ bu ko defee ci loxo yi kay ju jàpp ñu considérer ko fuddan nañ ne dafa fuddanu rek léegi nag bu fekkente ne dafa dem ci yaramam di ko def ay dessin. xam nga tatouage souvent da ngay dem dessin fii gauche lan moo tax ñuy def tatouage mënuñu ko def seen loxo rek noppi. léegi bu ñu ko defoon ci paume yi nag kon c'est accepté. bu dee jigéen. bu dee jigéen.
nga xam ne ci du ko def ci loxo yi nii rek mu xaw a niroog fuddan kooku mënees na ko bàyyi mu jàll donte góor tamit day jël fuddan di ko def ci ay weewam. non loolu loolu yooyu aayul bu dee benn wee bu xaw metti wala ñu def ko loolu aayul tamit débat bi compliqué na trop. mais xam nga il faut que ñu yaatal ko. waaw mais li l'islam tamit lii bu dee jigéen lële bu dee góor lële bu dee accepté nañ ko. mais non mais l'islam noonu lay non moo tax ma ne nag étant donné que voilà kii yi position yi ak ni ñu koy gisee dafay ute dafa laaj débat bu yaatu ma. waaw mais xam nga loo xam ne lii dafay romb ay loxo. dem ci am ndodd. dem ci ay ween. dem ci ab sikkim. dem ci bët dem ba ci sax sa awra yi. fu nekk nga taqal fa fee dessiné fee def lee nangam. yooyu laa ne l'islam daf ko rafetluwul reconnaître ko. cela n'a rien à voir ak bokkul ak dara di leen ci wàllu sudan say loxo. am na solo jërëjëfati oustaz Maodo Faye am na solo débat boobu moom foog ngeen gën ko yaatal xam naa ne du ñàkk oustaz Alioune Sall dana ci indi lu beneen gis-gis moom itam boo xam ne dina gën a yaatal bi le débat damay profiter ci occasion bi juste puisque démb gis nga li xew de oustaz. macha allah lancement travaux yi nga xam ne ñu ngi ko jagleel jumaa jëte Tiwaawan donc. gis nga xër gi ci taalibe yi àndal ak macha allah xër la ñuy wax de nga balaa may jum. waaw donc nanu ko defee noonu de macha allah. waaw macha allah parce que man sax dama ci waroon def benn débat ci télévision bu 2STV yàlla dogal. bi ñu woowee invité bi Oustaz Abdou Aziz Fall ñu ngi koy nuyu. bi ñuy dem far taw bi sóob. embouteillage beeg ndox meeg yooyu. ngeen xuus oustaz. waaw non jar na lu ko ëpp. waaw quand même xuus leen rek ci ndox bi mais instant dafa amoon beneen programme parallèle. xam nga El Hadj Ndiaye mu bàyyi programme parallèle boobu ñu xuus ci ndox bi ñu def suñu émission. mais quand même. waaw c'est pas diable hein. du tout tout est possible. oui mais yàlla dogal fekk nag ci guddi gi ñoom tam ñu doon defaat yeneen. ñoom waa 2S. man nag yàlla dogal na demuma ca woon. waaw mais dañuy rafetlu liggéey boobu. di rafetlu également. yeneen télévision yi lu mel ne Sen TV ñoom tamit. li nga xam ne def nañ ko ci lancement bi nga xam mais xalifa bi nag da ne dajaloo bi la ñuy bañ n'est-ce pas ñu defee ko noonu n'est-ce pas mais yaakaar naa ne waxoon na ko ci gàmmu Tiwaawoon te loolu mi ngi dem te ragal naa ni taalibe yi fa tabarakallahu ñi ngi ciy def li ñu man te sunu borom dana ko àggale ci jàmm ak salaam ndeysaan incha allah en tout cas rafetlu nañ bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne mbokki taalibe yi taxaw nañ ko démb ci lancement travaux yooyee télé yi yaa ngi koy cité aussi Sen TV TFM enfin chaîne de télé yëpp yi nga xam ne soobu nañ ci bu baax a baax ñoom itam ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci nuyu ci liggéey bu am solo ba nu dëkkee oustaz du ma dem aussi te laajuma la sa ndoxu waalo ya ma la joxoon fii ana waalo yi daa jeex. kon ma indiwaat ay pagu ndoxu waalo. waaw loolu baax rek d'accord man saa bu may xëy damay ànd ak suma bouteille waalo. te man dama leen defalal sax publicité ndax gars yi dafa moo waalo xam nga muy gën a yaatu waaw léegi koñ boobu yëpp xam nañ ko. oustaz waroo nekk ak man te ngay ñàkk ndoxu waalo léegi bu ko defee jaaduwul jaaduwul de danaa indiwaat yeneen pak. wala ma dem waalo rek. wala nga dem jeex na maa ngi lay bëggee. maa ngi lay seere bu baax. Chauffeur et régulateur du terminus des bus de l'unité 17 des Parcelles Assainies Sissoko Dame Diong Modou Sougou ak Sow c'est des grands fans de Maodo Faye et Nicolas bëri ngeen ci morom say soppe lañu. waaw ñooñee chauffeur ak régulateur terminus ci bus unité 17 bu Parcelles Assainies ñoomin Sissoko Dame Diong ak Modou Sougou ak ñoomin Sow nee naa leen bëri ngeen ci morom say soppe lañu donc yaa ngi leen di nuyu. waaw xam nga benn borom xam-xam dafa ne. waaw soo santee say soppe ba noppi santal say noonu nag. ça tamit yaa ngi waxaat encore lu compliqué. waaw c'est pas compliqué c'est pas compliqué parce que dites-vous bien que xam nga maanaam jàppal ne. nit ki bu amee fukki soppe. jàppal ne am na ñaar fukki noonu rek. est-ce que nga noppalu. waaw boo ko jàppee noonu da ngay daal di féex. bilaay walaay parce que nag noonu ak a baax. waaw. lu tax noonu baax ci tënk rek. day tax nga am jom. noonu day tax nga am jom. day tax nga mën a góorgóorlu. noonu day tax nga mën a góorgóorlu. kenn ku nekk sa noon mooy sa nawle. ku nekk ci ñun sa noon mooy sa nawle. boo bañee mu xamal la dara da ngay takku. boo bañee nag sa noon boobee xamal la dara. da ngay takku da ngay takku. ci bañ gi mu la bañ. waaw mi ngi lay dimbali. bañ gi mu la bañ noonu. yow mi ngi laa jàppale. waaw ndax moo tax ngay moytu di. déggal loolu. bu la bañul woon. waaw da nga bon naa dem rek. léegi nag xam nga li ngay def. te moom moo la dimbali ba nga xam léegi fi ngay teg sa tànk. ndax da nga naan kii kat man dong lay bañ a gis. su ma fi defee nangam te mu commenté ko waxee ko nangam xaaral ma moytu ko kon aidé na la. li ñu naan du ma may samay noon lu nu waxe. waaw wala lu nu amee mbégte. oui mais parce que Alaaji Abdou mooy moytu ba ngay wax. waaw mais moom da baax waxoon na ko. waaw daa dem ca waxtaan wa ne bu ñu santatee ñu baax ñi ba noppi. nañu sant ñu bon ñi. est-ce que ñu ne ko déet waaye Mali da baax Mali mu ne xàkkay mu ne ñu bon ñee tax ñu xam ñu baax déggal loolu. bu ñëpp baaxee kenn du xam ko bon. il faut ñu am ay contraire wa bi diddiha te mayesul asiya comme ça affaire yi mën a dox. n'est-ce pas moo tax ñu ngi nuyu suñu noonu yëpp
jërëjëf di leen ñaanal yàlla. jërëjëf yàlla defal leen sutura. waay amiin yàlla guddal seen fan. ñu yàgg fi lool te am wér. amiin liñ bëgg yàlla nañ ko yàlla. yaa ñaanal loolu yëpp noonu yi. waaw jërëjëf parce que xaw ma leen. te fokk ma ñaanal leen. jërëjëf jërëjëfati oustaz Maodo amati na solo na muy amee solo saa su ne kon soppe yi nga xam ne ñu ngi ci plateforme yi Facebook Twitter YouTube ñi ngay jot seeni message vous êtes de plus en plus nombreux et cela nous touche beaucoup. Merci aux sponsors Boisson Punch Ndox Waalo Sucette Bégué. Merci à vous qui nous avez suivis depuis ce matin. On se retrouve demain. N'oubliez jamais viser la lune. Bonne journée. Dans un instant les infos ñaan gaa ngoog tàllal leen loxo yi ba suba ak jàmm ci ndekki li émission nandite yi bismillah. ci darajay xadiis yonent bi ci darajay salaatul fatih ci darajay malaa'ikatul muqarrabin ci darajay aqtaab yi ci daraja afraad yi ci daraja awliyaa rahmaan ci daraja ay ak masaayix yi yàlla may nu jàmm ju mat sëkk may nu dund bu mat sëkk may nu ndox bu mat sëkk may nu teraanga bu mat sëkk may nu jàmm ju mat sëkk may nu pàcc yaakaar ju mat sëkk may nu wér gu mat sëkk may nu wérle gu mat sëkk may nu dund gu mat sëkk may nu dundle gu mat sëkk yàlla defal nu ko ndax yomb na yàlla jigéen ñi yal na yàlla dalal seen xel yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla bindal leen gàllaaju boppam yal na yàlla sàmm doom yi ci seen kanam yal na yàlla umpule leen lu leen di rikki yal na leen ko yàlla umpuleel yal na leen yére yomb yal na leen dund yomb yal na leen dépense yomb yal na leen pas-pas yomb yal na leen jóg dem doxi soxla yomb yàlla bu leen dara gàllankoor yàlla bu leen dara yàqal yàlla bu leen dara ñeleju yàlla bu leen dara def lu leen di naqadi yal na yàlla aar leen mag ñi yal nañ ci yàgg yal na seen fatt yokk yal nañ ko fi bàyyi nangami junniy at yal nañu dund ak ñun ba doyal dund tabarkalla mag ñu baax lañu yal nañu yàgge sag yal nañu yàgge xam-xam yal nañu yàgge jaamu yàlla yal nañu yàgge leer ci dënn yal nañu yàgge leer ci pénc yal nañu yàgge leer ci kër yal nañu yàgge leer ci réew mi tabarkalla xale yi yu góor yi yal na yàlla ñemeloo leen jamono te taxawu leen lu ñu song yal nañ ko daaneel waaw fu yiwu nekk yal na ko yàlla ommat indi teg ci seen loxo yal na leen jik ku taq ci yéen yàlla bu leen rëccu yàlla bu nu rëccu yàlla bu sag deñ yàlla bu teraanga deñ yàlla bu yiw deñ yàlla na man gi yokku képp ku am soxla biir yaa ko xam yal na ko yàlla faj